salaamaaleykum mbokku journaliste yi man la Ousmane Wade, tête de liste départementale de la grande coalition Gëm Sa Bopp mais doon président wu pôle communication coalition bi ñoo ngi leen di nuyu ci turu grande coalition Gëm Sa Bopp ak tête de liste Ahmed Fall Braya ñuy doore remercier ak féliciter militants responsables ak électeurs u grande coalition bi yépp ñu jaaraamal leen sant leen bu baax ci seen taxawaay ak jàppale dugg nañu ci élection locale yi génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin biñ ci génnee nag ñun grande coalition Gëm Sa Bopp jàngat nañu bu baax ci résultat yi ñu jóge tribunal ñu jàpp ni liggéey ba ñu waroon def ñun def nañ ko pour que Saint-Louisiens yi mën a tànn waaye ñépp ñoo ngi xam ni di fàttaliku ni ñun coalition bi sunu candidature jógewul rek ci ñun mais dañu dooroon ci plateforme boo xam ni fanweeri weer nekkoon nañu di ci liggéey ñu bëggoon leader yépp ànd pour ñu présenter une liste commune ñu nekk ci topp ci ba dernier jour yi ñu xam ni mënatuñu leneen ñu présenter candidat Ahmed Fall Braya dem nañu sax ba ñu nar ñu forclos parce que jàppoon nañu ba dernier jour war nañu mën a ànd candidat bu nekk ci Ndar mën na leen seedeel ni ba 24 heures avant ñuy clôturer man au nom de la coalition jotante naa ak ñoom téléphone pour que ñu doon benn loolu tax na ñun intercoalition bi ñu defaroon te nga xam ni Gëm Sa Bopp daf ci nekkoon coalition Bokk Gis-Gis nekkoon ci bu ànd jëf nekkoon ci intercoalition boobu mi ngi naroon demee d'abord ci turu Bokk Gis-Gis mais à la dernière minute bi ñu gisee ni am na doomu Ndar boo xamee ni si bokk na ci élection yi muy Bougane Gueye Dany ak Gëm Sa Bopp état bi doon ko bundu xataal moo taxoon ñun ñu bàyyi bannière bi ñu doon demee muy Bokk Gis-Gis jël bannière Gëm Sa Bopp pour vraiment wane sunu solidarité ak moom moo tax sunu mbir yu bare jaxasoo ci ni ñu doon demee ci campagne électorale bi lii ma leen di won mooy spécimen bi nga xam ni moom lañ doon campagne lii mooy bulletin bi ñu doon voté jouru élection gis ngeen différence bi et li tax différence bi doy waar mooy bii dafay nuroog beneen coalition boo xam ne dafa bokk ci élection yi te Ahmed Fall Braya tàmme deme lii ñun ñi ñëpp sax ñu tàmm di demee ak bulletin bu mel nii bii nag mooy bulletin bu bees bu Gëm Sa Bopp nga xam ni c'est la première fois ñu demee ko sunu ay électeurs yu bare ñëw nañu seedeel ñu loolu mais électeurs yu bare itam gis nañu ni Ahmed Fall Braya ñëpp dañ daan wax mooy le showman de la campagne électorale mais bii yoon gisuñu ko ci gox yu bare ñu bare sax ba dernier jour ñu ngi ñuy laaj ndagam bokk na ci élection yi parce que nag nit la bi ñuy waaj a jublu ci campagne bi la yàlla ñëw ak ay mbiram mu tawatoon ba ñu defal ko opération ci oom bi ci genou bi mu tere woon ko dox ak dem ci bërëb yu bare mais bëgg bu mu bëggoon daal bëgg bu mu bëgg politique engagement bu mu jëloon ak entité yi nekk ci coalition bi moo taxoon mu forcé ko di ànd ak ñun ci campagne électorale ba ñun ñi sax chaque jour ñu campagne dañ doon jaaxle ci loolu parce que da doon metti trop ci moom mais bëggeel boobu mu bëgg politique bëgg ko Saint-Louis moo ko jaraloon mu doon def campagne bi mais xam ngeen ci fukki fan ak ñeent yi bare na ay quartiers yoo xam ne kenn gisu fa coalition Gëm Sa Bopp ba sunu ay responsable ak sunu ay électeurs yu bare frustré nañu mere nañu ndax loolu parce que ñëwuñu ci ñoom mais itam ci biir dëkk bi gisu leen fenn presque fu ñu def ay affiche Gëm Sa Bopp gisuñu fenn fu ñu gis posteru Ahmed Fall Braya
gisuñu fenn fu ñu bind coalition gëm sa bopp. loolu yëpp ay coono yu ñu nekke woon la pour def campagne électorale bi parce que dëgg-dëgg ci ay jafe-jafe la woon mais teewul l'amour que nous avions pour Saint-Louis ak contribution bu ñu waroon def pour que l'opposition puisse gagner les élections moo taxoon ñu continuer def campagne bi. beneen élément boo xam ne jarul itam ñu koy teggi mooy Ahmed Fall Braya en 2019 dafa jëloon responsabilité bi ko Macky Sall ñaanee mu jàppale ko ci ay conditions parce que Langue de Barbarie nekkoon nañ ci situation bu doy waar bël bi jëloon na ay bakkan yu bare géej gi daaneel na ay kër yu bare mais itam Gendar kenn xëyatul woon kenn gontul woon ñu bari di ko solliciter pour mu dimbale leen ndaxte licence de pêche amul woon mu décider comme que candidat wam demul élection mu doon Karim Meïssa Wade moom mu décider jàppale le président Macky Sall jàppale boobu moo indi incompréhension boo xamee ni ba tey ji si ay njoñam sax ñu nekk ak moom xam nañu ni nangooguñu loolu ci seen biir xol ak seen xel sacrifice boobu mu defoon jël son avenir politique son aura politique jël li nga xam ne si moo doon cette relation affective bu mu amoon avec sa base politique mu sacrifier que pour les intérêts de la Langue de Barbarie pour intérêt wu pêcheurs yi pour intérêt wu doomu Ndar yi indil na ko jafe-jafe yu mag a mag ci campagne bi mais mu nangu ko démb rek il me disait buñ koy defaat ma defaat ko bis bu intérêt Langue de Barbarie ak bu Ndar nekkaatee en jeu ma defaat la même chose parce que sama jëmm ji amul benn njëriñ. ñetteelu problème bi ñu amoon mooy que ñu bari xamoon nañu ni suñu liste départementale dañ ko rejeté ñu dépensé si nag doole bu bare dépensé si xaalis sonn ci yóbbu ko cour d'appel jële ko fa yóbbu cour suprême mais ñi xam élection xam nañu ni ci élection boo xam ne ñaari yoon la ñuy voté su fekkee ni sa liste benn yoon la fa nekk dafay wàññi lu mët fukki poñ ak juróom si sa chance pour ñu voter la pour nga gagner moo tax boo ngeen seetloo bu baax ñetti liste yi ñëw ci kaw ñoom ñëpp dañu amoon liste communale am liste départementale ñi xam élection xam nañu loolu donc ñun benn yoon lañ fa nekkoon tey xam nañu ni salle yi ñu doon voter liste départementale ngay jëkk jël pour voter ji sunu ay nit yu bare dem nañu ni gisuñu sunu liste waaye bu ñu ñëwee daañu leen fekk naa fa jaune ba jël naa ko wala gisuñu fa sunu liste donc yooyu noonu indil nañu ay jafe-jafe mais ñuy wax ni ci élection yi coalition gëm sa bopp gis na ni jooytu ba mu doon jooytu dox ba mu doon dox pour que opposition bi doon benn tey jii gis nañ ko bu baax ndaxte du coalition Benno Bokk Yaakaar moo gagné élection yi waaye opposition bi moo ko perdre parce que coalition Benno Bokk Yaakaar ak moyen état bi ñu jël yépp def ko ci dëkk bi ñëpp di ko gis milliards yi ñu fi génnee ci ay financement ay nit yu ñu investir ci ay liste opposition ñu teggi leen récupérer leen transhumance bi ñu jàpp jéem ko def arme ak achat de conscience jënd ay électeurs ci sunu kanam ñu koy gis ci ay écoles yu leer nañ ay centre de vote comme Nalla Ndiaye comme Rawane Ngom ñuy jël ay masque di ci dugal xaalis di jox ay nit di jël ay bulletins dugal ko ci enveloppe yóbbu ko ci kër yi nit ñi jël ko di ko yóbbu tout le monde a vu ça loolu yëpp teewul 40% la ñu am ci téeméer yu nekk ñeent fukk dong ñoo leen voté kon ba tey opposition bi moo ëpp doole ci Ndar moo am majorité ba tax na la coalition gëm sa bopp nee na combat yi mu doon def muy ay combat citoyen muy porté waat esprit de la plateforme boobu moom la ñuy continuer waat ci Ndar parce que ñi ngi jëm ci ay élection dañuy waxaat ni doomu Ndar yi nañu mobiliser wu parce que Saint-Louis la ville tricentenaire ay doomam li ñu bëgg mooy dëkk bi génn ci situation bi mu nekk dem ci situation une ville émergente
une ville dynamique, une ville proactive niñ ko doon waxe ci ñun suñu programme. Donc loolu la ñuy waxaat di fàttaliwaat na dama ko fàtte ci français bi ñuy exiger que le calendrier républicain soit respecté. Élection législative yi war a am fileeg juróom benn weer te fileeg fukki fan ak juróom ñu war a commencer jublu ci loolu ñoo ngi wax autorités yi nañu respecter le calendrier républicain ba élection législative yi am ci date yi ñu ko war a amee donc ñoo ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant.